daal di jégalu ci yéexte gi nga xam ne am na xibaar yi dañ ci tàmbali léegi ak xibaar bu tiis a tiis boo xamante ni dalatina ci kaw avocat yi nekk ci Sénégal ci barreau bu Sénégal ñu jëlee xibaar bi ne maître Hassimou Touré dafa génn àdduna kon barreau bi moom moo ñàkkati avocat am yi nga xamante ni bokk na ci Hassimou Touré ci ñu gën a mag ci barreau bu Ndakaaru mi ngi faatu tey ji ca Touba moom Hassimou Touré xamoon ngeen ne yoroon na dossier yu mel ni yu Idrissa Seck ci jamonoy Abdoulaye Wade naka noonu Khalifa Sall itam ci jamonoy Macky Sall moom nag daanaka moom Hassimou Touré yàgg naa yor dossier yu mag a mag ci wàllu ay dossier judiciaire ñu jëlee xibaar bi ci suñuy naataango yu Libération Online. ñu pour wàññi nag virus bi ci l'école yi daanaka inspectrice d'académie bu Dakar daal dinay décider appliquer journée continue ci l'école primaire bi décision bi nag waa SAEMS nangu nañ ko teg ci ne dinañ sax nangu loolu ñuy wax système double flux ci cycle yëpp waaye bi la yoon dinañ ci boole gouvernement scolaire yi dañ ciy déglu reportage yu Pape Fara Ñing ak Jafara Ba. ndongo yi nekk ci académie bu Dakar tey jàng lii di wàllu primaire ñoom dootuñu jàngati ngoon gi décision bi nu mel inspection d'académie moom moo ko jël la ma bëgg rek mooy wàññi dajaloo bi nga xam ne mooy indi wàllante bi ci wàllu coronavirus bi ci biir école yi li nu mel nag bu ñu jugee ci vacances yi ci lañ koy tàmbali. mooy que dama bëgg a talaata ak alxamis bi nga xam ne xale yi dañuy xëy di gontu que fii ci biir académie de Dakar ci ñeenti IEF yëpp. xale yi bu ñu duggee 8h ñu wàcc 14h léegi ñaari heures yi nga xam ne mardi la ak ñaari heures yi nga xam ne alxamis la ñu tas ko ci altine ba alxamis nga xam ne wàccatuñ 13h dañuy wàcc 14h léegi àjjuma bi ñu wàcc 13h waaye loolu dafay laaj tamit ñu réaménager emploi du temps yi dinañ ci liggéey envoyé leen ko nga xam ne bu ñu reprendre fête bu ñu ñibbisee rek gont bi dootul amati. SAEMS moom ànd ak décision bi nga xam ne académie bu Dakar jël na ko syndicat bi nga xam ne moo ëpp doole ci moyen secondaire bi moom mu ngi proposé sax ne danoo war a def lii di double flex ci cycle yëpp. comme mbas mi mu ngi fi naka la ñuy def ba jëmal li nga xam ne mooy double flux ñii mën nañu xëy le matin beneen groupe xëy le soir beneen aspect bi nga xam ne ñun jàpp nañ ni war na mën a aider à ce que xale yi bañ a nekk en contact direct ak les porteurs ou en tout cas ñi ami virus bi mooy que mais ñu imaginer aussi la journée continue loolu yëpp def di ay mébét yoo xam ne xëy na ci période de vacances yi war nañ mën a xool avec le ministère de l'éducation nañ lañ ko mën a jëmale. waaye lu mu ci mën a doon rek ngir lu nu mel daal di réussir faaw ñu dugal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi rawatina ñi di ndongo yi. ne xale yi gouvernement scolaire yi laa bëgg a waxtaanal pour que ñoom ci seen bopp ñu dem ci seen morom yi ñu constitué wu ay comité wala ay cellules bu ko defee ñoom ci seen bopp seen comité yooyu ñooy tas ci biir école yi ak ci biir établissement yi wax ak seen morom yi nga xam ne ñoom dinañ mën a nekk les comités de surveillance wala les cellules de surveillance. comme ni ko conseil des ministres relevé woon mais ñu renouer waat le dialogue avec les organisations syndicales de l'enseignement parce que monitoring des accords depuis fort longtemps dafa tàggatémbe te gouvernement bi waxu ci dara encore que conseil des ministres évoqué woon nañ ko mais ba léegi loolu gisatu guñ ci dara. mettroon nañ école Sénégal pas moins de 300 000 tables bancs et ñëpp xam nañ ne suñu effectif yi ci classe yi dafa bëri. ci jamono ji nga xam ne élèves yi ñu ngi nekk ci bër école yëpp dinañ leen fas yéene désinfecté waaye nag faaw ñu préciser mesure bi nga xam ne IA bi jël na ko muy concerné département bu Dakar nga xam ne lii di coronavirus bi Dakar laal lool. Sénégal war naa liggéey bu baax ba am ndëgër laay ci wàllu pharmacie ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi ñoom déggoo nañ ci kii di Cheikh Mbacké Lo agrégé en santé publique nee na njiitu réew mi comprendre na loolu bu baax naka noonu docteur Abdourahmane Sow directeur Teranga Pharma nee na njiitu réew yi ñoom defuñu ko woon seen yitte loolu ñuy wax enjeu souveraineté pharmaceutique dañ ciy ànd ak Alhassane Ba Amadou Ba. Afrique ba léegi féete ci gannaaw mu mel ni problème anticipation la ñu am bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdourahmane Sow
bu weesoo ñàkk mooy yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku tey ji nag ñu gis ne faaw ñu dem ci li nga xamante ni moom suñu bopp ci wàllum pharmacie. par exemple ñëpp xam nañ ni chaque 10-15 ans dina am épidémie donc dafa di jaadu ci suñu politique de santé yi ci suñu stratégie nationale de développement sanitaire ñu ci boole donc feebar yi nga xam ni dañuy ñëw fii ak at yi di ñëw te loolu nag pour mu am il faut ñu tàmm di liggéey ci mbooloo aussi wax ni suñuy décideurs yi kat gi def lu ñuy tuddee souveraineté pharmaceutique lépp loo xam ne léegi kenn mënu ko bañ a def. tànneef lu jëm ci vaccin bi pour Sénégal nekk li nga xamante ni tey spécialiste yu bëri ñu ngi ciy joxe seen xalaat ban vaccin la ñu war a am ndax am nañu jumtukaay yi itam ngir mën ko garder ak nan itam la ñu war a taxawee bu yegsee. li ci am solo mooy bu ñëwee ñu préparer ba nga xam ni nit ñi tamit dinañu mën a nangu vacciné wu. effectivement bu di ñu xoolee vaccin yi nga xam ni moo nekk actuellement daanaka juróom ba juróom-benn muy bu Pfizer bu Moderna ñoom ñoo ci gën a jafe pour denc bi ndax fi ñu toll nii Sénégal capacité jumtukaay yi nga xam mooy may nga denc vaccin ba du yàqu jumtukaay yooyu dañ ci xawoon dool. lu jëm ci wàllum recherche réew yu bëri comprendre nañ ko en tout cas Sénégal ba tax na nag jàpp nañ ni ay jéego ñu ngi koy def. laboratoire yi gën a xarañ nga xam ne dañ fay gëstu boo fa demee dañ fa fekk sénégalais kon mooy wane ne am nañ nit ñi. maanaam ressources humaines bi nga xam ne moo ko war a doxal am nañ ko li ci des mooy investissement bi war a am pour que ñu am matériel bi nga xam ne moom la ñuy utiliser te loolu yaakaar naa ne en tout cas ren ci budget enseignement supérieur et de la recherche président def na ci jéego bu rëy rëy ndaxte wax na ne dañuy équiper tous les laboratoires des universités kooku premier pas la. lu leer ba leer mooy li nga xamante ni mbas mi jàngal nañu ko moo di ne Sénégal comme réewu Afrique yu bëri. dañu war a liggéey ngir fexe ba am li nga xamante ni moom seen bopp ci wàllum pharmacie wante itam gën a ñoŋal secteur bu jëm ci wàllum recherche. ñu demit ci beneen dimension psychologique bi nga xam ni pandémie bi indi nañ ko ñu dem seeti ndaw yi ndax nag gis nañ ne tere yi tax na ndaw yu bëri mënatuñoo génn fenn ci week-end bi mënatuñoo génn dem seeti seen i moroom naka noonu dem ci restaurant yi sax wala ci boîte de nuit yi am na ñenn ci ndaw yi nga xamante ni ñoom nee nañu comprendre nañ ko ndax situation bi moo ko waral waaye am na ñoo xamante ni nee nañu du mën a wéy te itam ñu ngi fësal seen mer ci reportage bi nga xam ne def nañ ko ci banlieue bu Ndakaaru ceeg Habib Faye ak Modou Diop. dañoo bëgg a féexal seeni xol delluwaat ci terrain football yi dóor bal yi dem ci boîte de nuit yi fecci ak it yeneen ñoom ndaw ñi jamono ji couvre-feu bi moo leen tënk ak it confinement gile. ndaw yi xamuñu ko génération bees bi xamuñu ni psychologiquement ñun préparé wuñu woon ci ay affaires yi mënoon ñu fekkoon ci dëggu tubaab yi dinañ la préparé lii ak lii mais ñun xamuñu ni ñu bindoo dañ ko war di exprimer jëm ci wàllu ay activités yu mel ne ay sport yu mel ne dem plage yu mel ne vraiment dem football yi daal te yooyu gis nañ ne vraiment depuis bi ñuy jël mesure ba léegi dañ ko ci boole tax ndaw ñi dëgg yàlla toog donc amatul lu ñuy def te loolu bu yàggee rek day indi loo xamante ni wax dëgg yàlla du doon li nga xamante ni moo ñuy gënal. boo jàkkaarlu public di leen ko jox ci énergie ñoom ñu la koy delloo moo nekk partage nga xam ne ku nekk après mooy tax nit ñi di dund parce que dund lekk la naan la mais aussi xel dañ koy dundal. fukki weer ak benn mi ngi nii amul benn yëngute buy féexal seen xol boo xamante nit ndaw ñi ña ngi koy def ca boobu la jamono sax la ñu économiser ci ay énergie bëri na lool ci seen biir kër yi. sport ak culture musique souvent mooy tax nit ñi mën a fàtte yenn problème yi yenn jafe-jafe yi aussi. même bu dee ci loo xam ne yoon la mën na indi loo xamante ni daal énergie bi muy dégager loo xamante ni mi ngi ko doon def ci activité yooyu moo xam ci sport wala dem plage mën na ko yóbbu feneen. waral na itam seen xol fees ñu dem féexalik seeni xol feneen mooy la ñu bëgg faaw rek nguur gi xool ko muy gën a yeesalaate doxalinu société bi. lii Pikine wala banlieue nekkul feneen et que yooyu tamit war nañ ko xool ba nga xamante ni daal dinañ mën a organiser wu de sorte que vraiment yenn activités yi dañ ko mën a def. et puis ak ñi ñuy bégal tamit nga xam ne dañu nekk ci yeneen secteur di fa yëngatu di liggéey
ak Covid bi ni mu impacté société bi yëpp nit ñi dañuy soxla benn instant fàtte yenn problème yi. mbas mi bëri na lool pàcc ya nga xamante ne moo ngi koy wane ba saa su nekk ñu ci bëri sax mënatuñu cee génn lay war mooy ñu gën a takku doon benn ngir gën ko mën a xeex jamono yi dénkaane yi bëri na waaye itam faaw rek ñi dik ndaw ñi ñu jox leen ko ñu mën ko téel seen bopp ngir doomu jàngoro gi mën fay jóge. liggéeykat yu hôtel Ngor Diarama ñoom nee nañu taluñu feetu ndax nag lu ko dooree tey jii dinañ dem chômage technique li ko dooree juróom-ñaari weer mu doon mbetteel ci ñoom ndax nee nañu direction bi waxu leen dara nee nañu nag dinañ dem fu mbaxane doonee benn ndax direction hôtel Ngor Diarama daf leen bëgg yóbbu chômage wala sax mu dàq leen te du leen fay seeni droit ki demoon seeti leen mooy Fatou Biti Konté ak Youssou Barou. demoon fee nga xam ne moom moo di inspection du travail pour négocier li nga xam ne moom moo di chômage technique ak tamit seen yenn droit yi nga xam ne fi mu toll nii direction ba daf kaa bafoué travailleurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci hôtel Ngor Diarama dañ leen a mujj sax wax ni dañoo tëj li nga xam ne moom moo di département d'hébergement bi ne ñoom ñu jàpp ne dañ leen a bëgg a dàq rek te bëgguñu leen koo wax. léegi inspection ñu ne sax léegi ñoom waxu chômage technique sax waxatuñu ko fermeture de l'hébergement la ñuy wax ñu ne leen ñun loolu. kenn saisirul délégué fermeture te ñun lu ñu fi indi inspection chômage technique la ak ay prime de nourriture yu ñu yokk ci secteur hôtelier ak équivalence. ñoom liggéeykatu Ngor Diarama yooyu nga xam ne ñu ci ëpp def nañ fa 16 ans wala 17 ans de service ñu xëy rek ne leen arrêté leen seen liggéey ci jamono joo xam ne ñoom fooguñu ko woon ñuy ñaawlu nag lii nga xam ne moom mooy ñàkk respecté procédure bi administration bi def seen diggante ak ñoom. munoo bind nit ki tey à 15 heures mu war a wàcc 16 heures nga jox ko courrier ne ko suba da ngay dem chômage technique ban procédure moo mën a xaj ci biir loolu. benn procédure mënul xaj ci biir loolu. liggéeykatu Ngor Diarama yooyu nag nee nañu fi mu toll nii du ñu bàyyi dara sedd li nga xam ne moom moo di fa mbaxane doone benn danaan fa dem kalaame gi ngir nag ñu jox leen li nga xam ne moom moo di seen àq. lépp li nga xam ne droit may nañ ko dinañ ko exploiter ba loolu jeex voilà. ñu jaaxle loolu ñoom liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci hôtel Ngor Diarama ñu toll ci 20 maanaam ak lu teg ñoom liggéeykat yooyee nag fi mu toll nii nee nañu duñu bàyyi dara mu sedd lépp lu leen yoon may rek danañ ca dem ba mu jeex. ki fi nekkoon jëwriñ ci jamonoy maître Abdoulaye Wade te yoon teg ko loxo àjjuma ba la ñu génn ma nga ca brigade de gendarmerie bu Ouakam ndax jàpp nañ ñu dafa violer loi couvre-feu bi naka noonu daal di outrager benn agent boo xamante ni dafa nekk en fonction moom nag Aminata Lô Dieng la tudd nekkoon na 4 yoon ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade dañuy gën a xamle ak Aminata Lô Dieng kii ko taataan mooy Salif Sow. ñu fal ko député atum 2007 Aminata Lô Dieng du mësa dem assemblée nationale pencum ndaw réew ma pale ba moo ko gënal ndaxte ci at mooma tamit lañ ko def lii di ministre Aminata Lô Dieng nekk na conseil des ministres 2007 ba 2012 maanaam ba ni nguur Abdoulaye Wade ga di daanoo moom Abdoulaye Wade président de la république ba woon 4 yoon fal na ko Aminata Lô Dieng ministre def na ko ministre des Sénégalais de l'extérieur atum 2007 ministre du tourisme et de l'artisanat 2008 ministre en charge des relations avec les institutions 2010 ba tey mu jox lu ñuy wax action sociale ci terrain politique bi daf ci Pastef woon moom Aminata Lô Dieng daf ko sax teel a def ba muy am fukki at ak juróom-benn mu ngi woon jëngu bu baax ci li ñuy wax jeunesse féminine libérale nekkoon na tamit élève ci lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye bac ba mu dagg ko jubali dem université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci faculté de médecine pharmacie def na ko ay at moom Aminata Lô Dieng balaa muy jàll dem Belgique yëngu-yëngoom ci wàllum politique xumboon na loolu bëri woon na ay galgal waaye moom Aminata Lô Dieng nekkoon na tamit PDS ku fa amoon doole nekkoon na sax ci bureau politique gu parti démocratique sénégalais bi le moom responsable PDS bi monté waa Benno Bokk Yaakaar di coalition bu faree ci nguur gi la jàppaloon tànk ci atum élection député 2017 yi weesu ci département bu Pikine moom mi jiite Appel 3J di ab parti politique Aminata Lô Dieng monté nee na ba léegi mu ngi ci kujje gi ndem sax jàppale woon na kii di président Macky Sall ci 2017 leeraloon na ne transhumé wul benn yoon.
Salif Sow gërëm la ci xibaar yi nga xam ne wadd na léegi mooy Aminata Lo Dieng mujj nañ ko yóbbu ci kaso Rebeuss. ñu jeexalee ak autorisation de construire yi nga xam ne mi ngi faral di am Sénégal dem nag seeti les communes ndax ñoom lan mooy seen taxawaay ci wàll wi ñu ne bariwul lu dul signer document bi ci muccantëgg lu ñu bëgg moom maire yi nga xam ne demoon nañ seeti leen mooy ñuy faral di waxtaan bu ko defee jafe-jafe yi am ci wàll wi dootul mën a am dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye Mouhamad Dieng. ci gox yu bari rawatina fii ci Ndakaaru seetlu nañu fi ni tabax yi bés bu yàlla sàkk dafay gan di bari lii nag mu laaj ñu saytu ko laataa ñu koy jëmal nag am na yoon woo war a jaar. tey jii yow booy tabax sa kër sa demande say këyit direction de l'urbanisme lay dem léegi les services yi nga xam ne ñoom ñooy service état bi ñoom ñi nga xam ne ñooy toppatoo lépp loo xam ne moo jëm ci tabax ñooñu ñoom ñooy gëstu projet bi dem ci terrain bi normalement xool ndax kii tabax li muy tabax mun na nekk ak fii mun na ko fi tabax ñoom ñëpp bu ñu defee avis favorable ba pare ci la ñuy soog a jébbal kayit gi maire ne ko signeel ba pare loi bi ne la yow maire am nga 1 mois pour signer waaye boo signéwul ci 1 mois bi waa ji mun na jël kayitam yóbbu préfet mu signé ko. ci yoon yooyu ñi nga xam ni ñoom ñooy communes yi am nañ ci wàll wu rëy wante seetlu bi mooy gëdd giñ leen ci jox dafa des. président de la république dogal bu mu joxe woon temps yële ne pour que maire yi nga xam ne dañuy bañ dañuy signer peut-être préfet bi mën na signer ci seen place mais man fii au niveau de la commune de Ngor mu suñu rencontré problème ba nga xam ne dossier ñëw na fi ñu bañ a dañuy signer. man si sama xalaat bu gàtt man sama xalaat bu bokk ak ni ma gëm ne dëkkuwaay noonu la mën a mel noonu la war a mel ak ni ma gëm ne bu ñu naan almadi dafa am loo xam ne ñun dañ ko war a jàngataat wala état bi osaat defaat ci beneen décret ba nga xam ne dina mën a tax képp ki nga xam ne rek da ngay taxaw tabax immeuble bu dee ni R+6 R+5 nga war a mën a am ascenseur ak sous-sol fu nit ñi di gaare moo gën mbedd yi fi mu ne boo ko xoolee commencé na fees. looloo tax ñoom ñuy laaj fi mu toll nii ñu jubbanti ndax kat yenn jafe-jafe yi bañ di am. bu sa waa commune di attaqué ñu attaqué état yow la ñuy attaqué parce que yow yaa signé yow la ñu gis nga signé rek or gis xamuñu ne yow contrôle technique bi si war yëpp avis favorable yooyu ak les services compétents de l'État ñoom ñoo ko joxe donc loolu dafa nekk problème boo xamante ne c'est un réel problème boo xamante ne état bi war na ko xoolaat ñu toogaat gëstuwaat ko. li ñu seetlu rek mooy ci phase technique bi ñi féete ci nguur gi ñoom ñoo koy lijjanti maire yi bu ñu sañoon nag kenn du leen jox bopp rocc làmmiñ. xanaa di préciser ne Aminata Lo Dieng yóbbu nañ ko kaso waaye kaso camp pénal bu Liberté 6 lañ ko yóbbu sànq yam ak yéen fii ci xibaar yi ci kanam tuuti retrouver Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop après un repos bien mérité qui revient avec le 20h ce sera tout à l'heure.